salaamaaleykum mbokk Sénégal mbokk Mbogéej mbokk Sala Carrefour mbokk internet yi tey ñu ngi am fierté ak contentement fii ci Bargny Music sax ci lu lëmbee àdduna bi fu mu toll nii di immigration clandestine ñu ànd ceeg suñuy invité Père Souleymane Ndiaye di journaliste ak Père Seydou Fall responsable politique di ci ànd ak Khat Pro di ci ànd ak Kaporo li ñu waxtaanee tey di mbirum immigration clandestine nekk loo xam ne dafa lëmbee Petite Côte bi jéggi ko jàll ba Ndar wàcc ba Ziguinchor tey jii ñu dalal ci ay kàngam ay jeunes ay kilifa politique ay journalistes pour waxtaanee li nga xam ne moom war nañ ko mën a yeggee askan bi bu ko askan bi déggee moo xam ndaw ñi wala waajuru ndaw li wala état bi jël ci ay matuwaay wala ndaw ñi jàngee ci ay enseignement ba phénomène bi di bëgg a jeexal jeunesse bi man fay jóge kon dañuy jox suñu micro Père Seydou Fall politicien responsable politique fii ci département de Mbour. asalaamaaleykum mbokku internet yi ak waa Bargny Music maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di nuyu mbokku département de Mbour surtout waa commune de Malicounda di jaal tamit mbokku sénégalais yëpp maa ngi leen di jaal suñu doom yi nga xamante ni des nañ ci géej gi ñu leen koy jaal ñun ñëpp yàlla na leen yàlla yërëm di jaal waa commune de Malicounda ci turu ànd taxawu Malicounda ma leen di jaal ñoom ñëpp ci turu ànd taxawu Malicounda di jaal suñu doom yi nga xamante tamit des nañ ci ndox mi ñu di ko naq. jërëjëf Seydou Fall journaliste kon ñu jox suñu beneen invité bi Souleymane Ndiaye mu wax mu nuyoo. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki Sénégal mbokki Mbour mais rawatina mbokki commune Malicounda ñu ngi nuyu kenn ñëpp di wax ne lii xalaat bu rafet la bii mbaar mi ñu xalaat jéemee ko ci askan yi parce que tolluwaay réew mi toll na foo xamante ne nii dafa soxla mag ñi ndaw ñi ñëpp booloo waxtaane loo xam ne nii xëy na mën na delloo si ndaw ñi donc maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sunu co-débatteurs yi waaye di nuyu aussi ñi nga xam ne ñoo nekk ci partie technique bi. ñu joxe micro bi Souleymane Ndiaye journaliste mu bàyyi Khat Pro suñu beneen invité bi mu nuyoo. salaamaaleykum adduna salaamaaleykum Sénégal waaye mu la nekk rek ñu ngi lay siyaar di la Kébé name bi Khat Pro la from ci am kono from Rambo represent en fait ñu ngi siyaar ñëpp ak ñu nekk ci plateau bi et puis ñu ngi jaale Sénégal adduna jeune bu wàcc ci gaal gi rek ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na la yàlla yërëm te xaaree la aljana firdawsi ñooñu aussi seen i waajur yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na leen yàlla may xolu muñ ñu toog gérer quoi léegi di siyaar ñëpp di Kébé ñëpp quoi. merci Khat Pro balaa ñu avancé ñu jox Kaporo di ndaw di yëngatu ci musique wax leçon wax apprentissage wax soññ wax ñaas ñu bàyyi ko mu nuyoo. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu àdduna wërngal këpp vraiment di kontaan di am vraiment kontaan te mbégte vraiment ak émission bi vraiment initiative bi mu doon lu rafet donc loo xamante ne que bon ñun Bargny Music li ñuy prôné mooy li nga xamante ne moo ñor askan wi te donc immigration clandestine nekk na benn fléau boo xamante ne dafa lëmbe vraiment àdduna quoi. donc vraiment comme ni ko gars yi waxee déjà donc ñu ngi mastawu vraiment képp koo xamante ne que rek ñàkk nga ci sa bakkan ñu ngi mastawu say jaboot vraiment ñu ngi leen di jaale di partager douleur bi vraiment ak yéen quoi. donc à part ça ñu ngi nuyu àdduna wërngal këpp vraiment di nuyu Sali Carrefour fi nga xamante ne fi la ñuy émettre donc di nuyu waa Bargny Music yëpp vraiment di am kontaan vraiment ci plateau bi. jërëjëf kooku nekkoon Kaporo waaw kon mbokk yi ñu waxal leen tey li tax a jógoon émission bi di quelle est la solution ci lan quelle est la solution ci phénomène bii lëmbee dëkk bi fan yi mooy immigration clandestine ba léegi mënuñu am estimation ñaata moo ci génn àjjana di leen ñaanal yàlla xaar ñu àjjana fi ñu commencé mooy suñu responsable politique suñu invité Seydou Fall tey cause yi bari na mais en tant que responsable politique am vision ci département bi am vision ci sa gox
tey yow lan nga jàpp ni que réellement lan la manqué lan la jeunes yi manqué ba war a jël gaal mu jaral leen jël gaal dem à l'extérieur lan mooy cause immigration clandestine dëkk bi dafa amul liggéey wala qu'est-ce qui se passe. waaw lu waral immigration bi mooy que ni peut-être xale yi man dama jàpp ni dañoo yàkkamti la quoi voilà ma jàpp ni dañoo yàkkamti parce que maa ngi dégg déjà ci rajo bi ñu naan am na benn waay yi nga xamante ni frère am mu ngi yore bus yore kër yore yaayam kooku bàyyi fi loolu dem Europe loolu lu ñu koy tuddee vraiment loolu yàkkamti laa koy tuddee man quoi yàkkamti sa àll waaw parce que tamit gaal yi man jàpp naa ni du solution parce que ay risques yi dañ cee bëri du solution borom alal yi ngay dégg Sénégal yi yëpp fii lañ ko liggéeyee génnuñ Sénégal te am nañ alal donc affaire bi du yàkkamti du Europe fu ko yàlla tuddee nag fa nga koy amee yàlla ku mu ko tuddal Europe da ngay dem ci yoon yu lew yu baax dem jëli ko indi ko kenn du forcer sa adduna man dama jàpp ni jeunes yi dañuy forcer seen adduna voilà te yéen yi tamit mun naa wax ne xaru ca la de parce que yii c'est des risques yi nga xamante ni vraiment c'est trop risqué da ngay risquer sa vie quoi man jaralu ma ko de alalu àdduna jaralu ma ko ma voilà xaw ma nag jeunes yi moom lan moo ban man daal mënu ma leen comprendre xaw ma vraiment lan moo leen di excité ba ñuy demee nii vraiment benn phénomène bu doy waar la quoi dafa doy waar et pourtant koo ci gis am na plus de 20 ans te 20 ans yëpp yaa ngi koy dund aisément sa njaboot di dem di doxi say soxla ah mais pourquoi ñuy forcer nii man jaaxal na ma quoi franchement jaaxal na ma oui xanaa ma bàyyi kàddu gi ak ñeneen ñi bañ a te micro bi lu bëri comme ça ñu gën a sori ci kii bi quoi yeneen gars yi di wax tuuti. merci Seydou Fall kon ñu jàll ci suñu journaliste bi nga xam ne moom ku wax journaliste wax investigation tey ñu ngi wax naan ressources yi nekkoon ci géej gi yëpp moom la européens yi pillé ndaw yi ñàkk yaakaar parce que état bi teg na fa ay structures yu bari lu mel ay ANPJ mu ngi fii ay ADPA mu ngi fii doo am na ci boo xam ne sax doomu Mbour moo ko jiite mais ba léegi loolu yëpp depuis ci ba président Macky Sall falo ba léegi amul benn njeexital boo xam ne jeunesse bi gis na ci seen bopp kon ba léegi te ñu ngi continuer ni di wax ci réseaux sociaux yi ak ci à la télévision ci réseaux sociaux naan que accord yi ñu signé ak tubaab yi bateau chinois yi dañuy ñett bu ñuy jël ci géej gi moom la géej gi attanul bu ko defee nag borom ñi nekkoon ci géej gi di moone dañu doon yaakaar as tuut fekkatuñ ko kon dañuy jël gaal est-ce que loolu cause la wala aussi bu nekkee cause aussi est-ce que loolu war na tax booy jël gaal yi. jërëjëf maa ngi gën a dëggal sa li nga wax bi mbas bi ñu weesoo mbas mi dugg ci li nga xamante ne nii mooy phénomène bi nga xam ne moo animé jeunes yi ñuy dem bëri nag ay raisons donc xam naa duñ ko énumérer lépp mais mën nañ ci wax yenn def nañ ay investigation comme ni nga ko waxee dem nañ defes ba waxtaan ak quelques jeunes yi nga xamante ne ni ñii seeni xarit ñoo dem ci gaal yi mais ñu ci bari dañ lay wax ne carrément les ressources halieutiques yi nga xamante ne nii moom la géej gi jël moom la géej gi am donc bateau étranger yi dañ ko pillé donc dem nañ ba mujjantellement bi da ngay gis jeune boo xamante ne nii day contracté dette ci banque bi jënd gaalam jënd moteur am war a dem ci géej gi dem ba ñëw du am dara mu dëkkee noonu donc buñ demee ba affaire bi génn nekk loo xamante ne lu génn ñu ci bëri ñi ci ñàkk espoir ñu ci bëri dañu mujj obligé gis ne est-ce que jaaduwul fi mu toll nii ñu mun a ñu jël suñu gaal yi nga xam ne moom lañ am parce que def nañ lépp nañ xaalis bu bari te bor yaa ngi ñuy topp léegi est-ce que jaaduwul fi mu toll nii ñu jéem a dem ci géej gi bu ñu demee xëy na solution mun nañ ko amee foofu mais ma jàpp ne bu fekkoon ne la ñu yaakaaroon ba doon jël seen xaalis def ko ci ay gaal def ko ci lépp bu fekkoon ne ñu ngi koy am fii duñ ko am kon donc état bi aussi ñu ngi koy interpellé ci licence yi nga xam ne ñu ngi koy accordel les occidentaux donc loolu bokk na ci li nga xam ne moo piller les ressources halieutiques foo demee loolu nekkul un secret de polichinelle boo demee ci tefes bi moo xam ka nga xam ne sax nappkat la te amul gaal sax moom la lay wax donc mu nekk li nga xamante ne nii vraiment wax dëgg yàlla
état bi war na xoolaat wax dëgg yàlla accords yi nga xam ne mu ngi koy signé ak les occidentaux beneen bi ci topp mooy li ma bëgg wax mooy boo demee ci ki nga xam ne comme ni ko grand Seydou Fall waxee léegi jeune bi nga xam ne am na ay moyens am lépp li nga xamante ne nii moromam sax amu ko kooku jàpp naa ne bu demee xëy na moom dafa jaay bakkanam mais am na ci kenn koo xam ne xëy na dafa nekk dans le désarroi mu ngi nekk ci biir kër gi xëy na problème mu ndékki sax daf koy def problème kooku mu ngi nekk ak ay moromam ñu ngi def ay jéego yoo xam ne ni mën nañu wax ne avancement la ci seen àdduna moom mënu ko mu jàpp ne xëy na bu demee fële dina ko fa ami xëy na looloo tax kooku peut-être mën nañu jàpp ne moom bosam du risque mais ki am moyen gis naa tey ji am jeune boo xam ne ñeneen dafa jënd benn 308 am def yooyu yëpp di ci taxi di dem ak a ñëw situation bi am mu bàyyi fi 308 bi dem mais kooku kenn mënu ko xam nuñ ko mën a maanaam nuñ ko mën a féetale daal loolu sous forme de xaru la mais ñenn ñi xëy na dañu nekk dans le désarroi précarité àdduna beeg yooyu moo leen poussé à ce que ñuy def loolu loolu de mooy ci li ma jàpp sama xalaat. waaw jërëjëf ñu leen fàttali toujours ñu ngi mbaar mi musique ci seen émission thème quelle est la solution doon waxtaan immigration clandestine dañuy jox parole bi suñu benn invité di Khat Flow di rappeur waaw moom ba pare nekk ndaw te phénomène bi li ci gën a gaañu doote am na ay mag mais ay ndaw ñoo ci ëpp waaw comme moom day côtoyé ndaw ñi am na ci beneen mbir ñu naan pression sociale bi waaw ñu koy laaj Khat Flow cause réellement est-ce que pression sociale boobu am na ci naan waajur yi ñooy teg booy pression di leen yemaleeg ñu ñuy yemalool te xam na ni wërsëg yi yemul ba booy bàyyi fi seen yenn biens yi comme ni ko journaliste bi waxee sànq yow mii nga xam ne yow rappeur nga da ngay fréquenter jeunes yu bari te est-ce que mën nga ñu insister ci cause réellement difficulté booy yi ba lu ñu war yan difficulté dañu war a gën a dund ba bàyyi fi seen 308 yeeg magasin gaal yeeg kenkaay yi dem seen yoon. waaw loolu la demee question bi dañ ciy sawar a tontu d'ailleurs sax père mu ngi wax benn affaire dama ciy d'accord ak moom parce que affaire du xaru yaakaar naa ku gis sa dee doo ci dugg comprendre nga parce que kenn bëggul xaru tamit quoi tey waxtaan tamit aussi ñu teg ko ci dëgg parce que situation dafa am foog ñu comprendre loolu yow li nga mën a maîtriser man mënu ma ko maîtriser yow li nga mën a muñ man mënu ma koo muñ gis nga pression famille bi dafa métti parce que man am naa say coupé kër yoo xamante ne nii seet naa xam naa seen situation ñooñu bu ñu demee dañoo war a dem bu ñu demul dañoo war a dem parce que mën na nekk mag nekk kilifa ci kër comprendre nga am jabar am ay doom am papa am yaay comprendre nga xëy soo ba ngooñoo doo sax am li nga lekk dem ci dëpp doo am liggéey foo dem pour nga am liggéey problème la comprendre nga léegi nag lu ñu waroon a am jaay nañ ko après jeune bi ci lan la yaakaar pour dimbali ay waajuram jeunesse bi ci lan la ñuy yaakaar ci lan la ñuy jàpp pour dimbali seen i doom ak seen i mag seen i rakk dañuy dugg ci gàll boo xamante ne ni day feebar pour mu faju problème la te problème ordonnance 1000 francs lay am bu demee hôpital ba mooy loolu mooy dee na dañuy gis ay situation yu difficile te jeunesse bi loolu kooku day xool situation boobu xam ne man waruma toog kooku gor la parce que jaay boppam du dafa gëm boppam quoi dafa xam ne lii moo ko war a gérer kon tey benn problème am na visa yi ñuy jaay war nañu ko bàyyi ay 3 millions 4 millions nga gis ci 300 000 da ngay dem léegi dem bi mooy leen mooy da ngay dem uti ñëw dimbali sa waa gàlle parce que yaay góor yow yaa war a ñax pour dimbali sa waa gàlle pour ci feebar mun a faju nga fay courant fay ndox fay lekk gars yi lekk naan école yi nga koy fay mais mënu nekk Sénégal aussi tamit ngay liggéey exemple nga yow taxi ngay dawal di dem for romb policier dañ lay samploo par force da ngay joxe xaalis yow imagine toi sa dugg personnel da nga koy joxe yow lan nga yóbbu sa gàlle saa comprendre tey da ngay nekk ci benn bërëb liggéeykaay tey may jaay ay dàll kenn jugee fay jaay ko ay dàll concurrence am comprendre nga parce que problème bi côté boobu aussi tamit foog ñu wax ci quoi saa comprendre lenn moo mën a nekk jeunesse bi dañoo sonn quoi et puis dañoo tay amul ci lu ñu jàpp moo tax booy di génn dem di ko jaayante bi du xaru du leneen mais dañu dem pour uti ñëw dimbali seen waa gàlle parce que doo nee kër bàyyi responsable aussi ba gis sama yaay sama papa di dund yenn yi ma nekk góor yàlla te sàcc ma fenn ma moo neexoon te yeneen gars yi def ma ko te maa ngi taal sama doole mu gis yoon bi yomb damay dem kon nag ñooñu wàcc ci ndox bi dañ leen di ñaanal yàlla rek parce que seen mission mat na léegi nag affaire bi dafa am gouvernement am famille aussi am yow mi sa bopp man ñett yow laa jàpp gouvernement bi war na jàppale ay jeunesse am te ñu bàyyi xaalis yi ñuy sàcc di ko rawale di avancé ak moom seen doom yi nekk kaaw di jàngi ñu baadoole ñuy dee ñoom dañu ko war a bàyyi quoi jàppale jeunesse parce que jeunesse beneen fay deuxième bi mooy famille bi mbokk yi léegi kenn dimbalitul kenn
day gis nga nekk ci benn gaale benn famille am ku la war a dimbali mënu la dimbali parce que mën na la dimbali mais du la lijjanti boo dee ci gaal ñu ne dafa yàkkamti kon Père Sall bu doon wax yàkkamti bi achan comme te nga nekk jeune toll su digg na nga war a jàppale comprendre nga gars yi jàppalewuñ la beneen bi mooy sa bopp yow mais booy jaay café sax yow xëdre mi nga am sa na lelew bu teg bët ci lenn yow gëmal sa bopp xam ne téeméer yi wala 100 francs yi moom nga am nga gérer ko ni nga ko war a gérer nga gëm sa bopp xam ne one day coming day baax baax bi mooy lan mooy am nga ngor am nga fulla am nga fitte góor yàlla tigi nga yaa ngi koy jaayante ci mbedd bi parce que xëyoo toog léegi loolu ci mbedd bi loolu sa liggéey nga doyloo ci parce que doyloo aussi dafa am solo bu gis ne booy bi def na kaaw ñëw am na oto damaa war am oto non te yaa ngi gis loolu problème day am te yaa ngi gis loolu yow la ngay jël gaal yi dem te yaa ngi gis loolu yow la ngay jël sax yoonu libi bi dem te loolu du solution lan mooy solution mooy gëmal sa bopp gëmal sa bopp mooy gëm sa bopp ne dafa am solo ci doomu aadama lépp loo munti def rek gëm ko assumer say responsabilité ku la jàppale baax na ku la jàppale baax na mais demal sa yoonu bopp essayer comprendre parce que loolu mooy dëgg tamit quoi léegi mën nañu jëmale fii xam kàddu gi après gars yi xam ne duñu ko yaatal quoi. merci mbokk yi kooku moo nekkoon Fat Flow ñu toujours ci cause yi ci cause yi ñu daanal branche boobu ak suñu benn invité di Kaporo waaw bu ñu ramassé pression sociale jóge na fi précipitation am na ko fi tudd léegi yàkkamti sa wërsëg am na ko fi tudd géej gu ñu piyee am na ko fi tudd léegi ñu bàyyi kàddu gi Kaporo moom nga ci xalaatam ci cause yooyu yëpp. Ok, merci beaucoup encore une fois, Mambou. C'est que le problème est que les Sénégalais ne s'en sortent pas. Sénégalais, les jeunes Sénégalais, gisuñu seen bopp ci dëkk bi parce que da ngay liggéey déjà les Sénégalais man du ma leen blâmer jeunes yi parce que ay boy yu nangu ñafe lañ ils se battent. Tu vois ñu ngi def ambulant ñu ngi raxas oto boy ils font tout tu vois des élèves comment dirais-je à la fin de l'année les vacances au lieu de passer leurs vacances dañuy dem di raxasi oto ils vont aller laver des voitures tu vois aller faire du marchand ambulant pour se payer leur fourniture de l'année prochaine mais où est l'État où est le soutien de l'État ñaata jeunes ñoo fi am ay projet mënul aboutir mënul dem fenn mais père maa ngi jégalu mais booy yi yàkkamti wuñu mais seulement dañu toll ci def te mënuñu def dañoo nekk ci responsabilité tegu seen kaw ñu xam les situations familiales yi nga xamante ne moom la ñuy dund te mënuñu ci dara il faut que on arrête l'exploitation ci li bërëbu liggéeyukaay yi da ngay ñafe ba entreprise ngay nekk ñu jël le journalier kenn du la embauché pendant 7 ans 8 ans tu travailles journalier tu figures nulle part duñ la jox sax bulletin de salaire mais te kuy liggéey ku nekk war nga mën a am bulletin de salaire buñ la fayee bulletin de salaire boobu noonu tey jii moo indi boo bëggee déposer visa ñu xam ne que tey jii nii amoon nga bulletin de salaire am nga compte bancaire tu travailles t'es un bon citoyen tu payes tes impôts ñun man journalier fi may liggéeyee dañ may dagg 5% te mosuñu ma signer le contrat buñ ma fayee duñ ma jox bulletin de salaire je figure nulle part suba mën nañ ma dàq fan laa koy jooyte et tu vois des jeunes tu vois qui sortent de l'université avec doctorat avec bac plus mais di chemin wala ñu raté seen vocation di def leneen nekk ay soudeur métallique ou un marchand ambulant donc nag il faut que état bi franchement aider les jeunes à faire des projets ou bien si les jeunes réfléchissent à trouver des projets ñu soutenir leen tey jii nii les banques qui sont là ñuy wax ne dañuy dimbale mais ils ne nous soutiennent pas les banques mais non ils travaillent pour eux parce que tu peux pas faire un prêt de 150 000 francs après ils te mettent des taxes sur plus de 150 000 encore tu payes 300 000 ils te prêtent 150 000 tu payes 300 000 donc tu travailles pour eux tu as payé le double mais donc loolu noo mën a def comment tu peux faire pour t'en sortir dans ce pays c'est impossible dans l'endroit où tu travailles dans les entreprises on t'exploite si tu veux faire un prêt pour ton propre projet les banques te lâchent pas ils te mettent des taux vraiment que tu t'en sors pas mais comment faire cet état des responsabilités et en plus n'oubliez pas la vie sociale des Sénégalais
tante nijaay umpaañ jarbaat ah ñooñu ñëpp dañuy woote on a tabaski on a tamxarit on a le weeru koor donc il y a tout ça donc il faut que état Sénégal crée vraiment emploi des jeunes il faut que ñi fi yor société yu mag yi bàyyi exploitation bi qu'il paye les gens normalement tu vois ñu am bulletin de salaire mën a am IPRES mën a am retraite ñuy fay impôt normal ñu def sénégalais yi citoyen normal un citoyen normal doit vivre comme ça doit payer ses taxes doit payer ses impôts tout ça mais tubaab bi la ñu bàyyi pourquoi ñu jaay géej gi mais Sénégal napp la xam tey jii avant tourisme di ñëw lan lañ doon dundee napp la ñu doon dundee ak lan ak mbay loolu lañ doon dundee mais tey jii nii ba àll bi yaatu na mais tey jii mbay mi ni mu war a suqalikoo ñu ngi wax mbay consommons local mais vraiment li ñu war a def ce qu'on doit faire pour jàppale jeunes yi ci mbay mi mais defuñu ko subventionné wuñu mbay mi pour kii prix bi wàcc ndaw ñi mën ci gis seen bopp ah tey jii soow waruñu ko fi woon jënd boo demee Fuuta ñaata naga fi ne ah àllu Fuuta bi mais vraiment il faut que l'état imprégné wu waat bu baax a baax ci jeunesse am quoi xam ne que jeunesse am ñu am jom lañ ñu am fulla lañ ñu bëgg seen bopp lañ parce que jeunesse buy fippu tu vois pour lan pour bëgg a am lii xoolal bu jaree ma tayle sama bakkan sax dama koy tayle pour am pour def ndam loolu def ndam la quoi loolu du yàkkamti du xaru loolu def ndam la parce que vainqueur mooy dem kooku foofu loxol du fa dem foofu tapet du fa dem quoi foofu bañkat dëgg mooy dem parce que xam na risque yi fa nekk quoi Kébé. merci Kaparo toujours gars yi yéen a ngi ci immigration clandestine toujours nekk fléau boo xam ne tey jii li mu def dama ni petit code bi sax mais Sénégal gépp la lëmbee waaw Père Seydou en tant que politique tey li xew ci bu ñu nee état moo wax gérer la cité tey Sénégal loo fi yëkkati état am na ci wàll moo xam ay taxes looy fay la moo xam boutique boo bëgg a ubbi moo xam projet boo bëgg a taxaw gis nañ ni jeunesse bi gisul boppam comme ni ko Kaparo waxee gars yi di loolu dafa am te lépp politique la ñoom na seen i poste di fees seen i doom di jàng à l'extérieur bateau yi dañuy napp fii ñoom peut-être ça ne nous intéresse pas peut-être kenn xamul est-ce que ñoom jën yi ñuy napp sax ñun fii jën yooyu la ñuy lekk ñoom daal ils s'en sortent kon jeunesse bi bu ci gën yi mooy loolu ñu ngi koy jëm politiciens yi est-ce que da ngay d'accord ak askan bi ci loolu. waaw xam nga situation Sénégal politicien bi ci am responsabilité gouvernement bi ci am responsabilité maga c'est-à-dire que Sénégal dafa am nu mu bindoo gis nga cette jeunesse là am nañu jom mais aussi dafa am lu des ci suñu jeunesse te Sénégal li fi manqué gëwuma ni dina fi gaaw am gëwuma ni nit ñuy war a defal Sénégal ah gëwuma ni pare nañ nekk nañ fi actuellement. waaw voilà foofu lay ñëwee xam nga Sénégal dafa nekk dëkku ñu baram ci kaw ba ci suuf na politicien état citoyen lambda dafa bëri tapale bi moom maa ngi jéggalu père dooguma la mais politique bi la quoi politiciens yi rek ñooy tapale quoi mais citoyen lambda yi moom ñëppay tapale Sénégal citoyen lambda yi li ñu leen teg rek la ñuy tegoo mënuñ ci dara ñëppay tapale dañuy nangu rek voilà justement Sénégal dafa bëri tapale moo ñu teree demuñ fenn ñu tax tapale demuñ fenn déjà ci gaal bi nii rek da ngay dégg ne dañuy jël ay booy fayloo leen xaalis wëroo leen ci ndox ba ngir génn leen dawloo leen y a trop de tapale dans ce pays y a trop de tapale état moom am na ci responsabilité état am na ci responsabilité ci li booy yi di génn nii état am na ci responsabilité booy yi it am nañ ci responsabilité parents yi am nañ ci responsabilité am na famille yi nga xam ne soo fa demee doo fa gis benn xale buy xalaat dugg ci gaal et pourtant amuñu dara soo fa toogee doo fa gis xale bu xalaat dugg gaal. mais ñëpp yemuñu aussi. waaw mais ñëpp yemuñu je sais ñëpp yemuñu duñu benn loolu xam naa ko duñu benn parce que fii ñuy dem Espagne wala Italie mais c'est ñu ndaw lañ lu minime la
donc y a trop de risques y a trop de risques fii comme ni nga koy waxee da ngay gis ay boy yi nga xam ne am nañ benn montagne mais suñ ci góorgóorlu comme li ñuy wax dañ ciy génn dañ ciy génn. non maa ngi jéggalu quoi mais dañ man ciy loolu génn laay bañ quoi booy yenn montant fii mënoo fi am. mais déjà man li ma la expliqué sax jeunes yi ñu bokk génération fii pour nga gis fi benn jeune bu génnee départ bi 200 000 si comptam. dama ne non xoolal amu fii. 200 000 ci comptam fii booy ñaata lañ joxe seen compte ñaata lañ joxe. booy booy 400 000 la ñuy la ñuy joxe. non vague yii nii ay booy ay 80 000 la ñuy joxe ay 150 000. mais ma ñëw dëkk bi amul xaalis. mais ma ñëw dëkk bi amul xaalis booy fayatuñ 300 000 de. booy lépp la ñuy fay prix yëpp am. booy dëkk bi amatul xaalis. prix yëpp am gars yi booy mënuñ génne 300 000. voilà gars yi prix yëpp am. prix yëpp am na. 50 000 sax yóbbaale sax mais am na. noonu la demee. dama lay expliquer rek loolu lépp am na fi. mais dama la wax ne am na yenn somme yi. yenn booy yi suñ ko yoroon war nañu mën a toog gérer fii. par exemple am na benn paa bu ne moom doomam. oto la yoroon. di kalandoo. ànd ak chauffeur am. mais daa xëy fekk oto bi gaare booy bi dem. ah. xoolal borom étage boobu ma leen doon expliquer ku yore étage yore bus. yore sa yaay. yore sa mag ak jabaram. nga ba fi loolu dugg ci gaal yi. mais yooyu noo koy tuddee franchement. mais kooku am na réussite déjà kooku am na réussite leneen lan la bëgg leneen lan la bëgg yaa ngi teral sa papa yaa ngi teral sa yaay yaa ngi teral sa mag yaa ngi yor sa oto muy daw dépense am nga sa kër fayoo luyaas nga ni fi ñukk yooyu dem dugg ci gaal yi dee mais ça loolu loo koy tuddee peut-être nag am na ñi nga xamante ni bon damay wax ni dëgëruñ quoi dëgëruñ waaw man su ma nekkee ci famille mu métti ba métti jaruluma dugg ci gaal fii lay toog di ko ñafe parce que tamit gaal bu mu xewee yàggul Sénégal ba mu xewee dafa yàgg métit bii yàgg na fi te paa yu bëri jaar nañ fii dund ko ba yore seen njaboot ba seen i doom jóg léegi tekki nit ki da ngay nangu nattu yàlla da nga koy nangu yàlla su la nattoo ne lii ngay am jàppati loolu nga continuer di góorgóorlu man aayowu ma ko génn bu bañu ma ko génn mais jaaral par la voie normale man loolu laa bëgg sooy jaar par la voie normale dem di régler ji kooku je suis entièrement d'accord mais yoon yi nga xamante ni ba nañ ay yoon yu clandestine donc baaxul man lu bon nag du ma ko encourager c'est pas bon entre état lu irrégulier la dugg ci réewu jàmbur noonu lu irrégulier la déjà donc nit ki da ngay jéem a tegu ci yoon dugg kër dëkk jàmbur sans autorisation c'est pas normal nit ki dem bi sooy wut jéem a jaar ci yoon rek soo amee baax na soo amul nga toog bàyyi teg lépp ci loxo yàlla man noonu laa ko gisee lii te ay voyage irrégulier la moo tax y a tous les risques voyage yi c'est irrégulier Sénégal nanguwu ko Europe nanguwu ko adduna bi nanguwuñ ko donc c'est irrégulier voilà man lu irrégulier nag man ànduma ci voilà suma xalaat la kay. merci ñu ngi toujours Mbarmi Musique léegi tey ñu jàll ci suñu journaliste Souleymane Ndiaye ku wax journalisme wax investigation tey jii père Seydou nee na am na ci ñoo xam ne amoon na situation ba ko fi tey Kaparaw am na ci ay point de vue yoo xam ne d'accord ci moom parce que moom nee na dëkk bi dafa dëgër waaw xat flo aussi nee na jeunesse bi bëgg nañ am quoi parce que comme ni nga ko waxee ku bàyyi fii gaal nga xam ne feelu tara fa nekk nga dem fa yow mi nga xam journaliste da nga investiguer tey am na ñu koy jéem sax mystique naan est-ce que xabtal amul xëpp ñu xabtal tey ci géej gi ba booy am na ñu am situation boo ko fi dem tey en tant que journaliste ak li nga mbir mi commencé ba léegi lan nga ci forogum ci ay investigation xam moo gën a poussé booy ñu dem jërëjëf waaw man damay rejoindre li nga xamante ne ni moom nga ko pour wax li ñu jot a recueillir comme information ci jeunes yi koo ci toogal lu bari dalay wax ne jafe-jafe dinañ la tuddal géej gi parce que am na ñu dem ñoo xam ne ni aussi duñu ay mool ci nga gis koo xamante ne dalay wax ne jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkoonteel mu leen poussé à ce que ñu dem jël ñu jël gaal yi kon donc loolu benn point la ñaareel bi ci topp xam nga comme ni ko kii waxee léegi Pape Cissé waxee léegi Kopro bëri na tey ñoo xamante ne ni da nga ñëw taxawal sa benn entreprise même sax entreprise yi ñu tërbi ci mbaar mi nii lu ci kanamee état day ñëw laaj la ay affaires yoo xamante ne nii pourquoi nga taxawal ko xam nga laaj la ay taxes ut loola ay wax la na nag wax ne ñi nga emploi yi nga fi am
na nga leen immatriculer au niveau de la caisse de sécurité sociale na nga leen verser IPRES parce que entreprise comprendre nga donc loolu aussi léegi su fekkee yaa ngi samp benn affaire xam nga ki nga xam ne nii géej gi moo métti moo tax mu dem am na koo xamante ne xëy na lam taxawal na benn entreprise état teg na ko ay galgal mënatul dem mu découragé bu foree benn astuut danaan xaar ma jéem a dem comprendre nga mais it comme man tamit damay rejoindre fenn li grand Seydou wax ndax nañ ne vraiment la nouvelle génération xam nañ ne ils vivent dans la précarité loolu kenn mën na ko dindi personne ne peut le nier mais dama wax ne ñu jéem a xam ne tamit tolluwaayu jamono bu tollee fii ba nit ñi di ci ñàkk seen i bakkan ak yooyu ah day laajaat aussi toogaat ak wayjur yi am na si ñoo xam ne wayjur yee leen di poussé naan ko carrément yaa ngi nekk ak sa morom bi mu ngi góorgóorlu def na lii pourquoi pas yow amoo jom mooy yaayu inconsciente yi yaa ngi dégg wala papa yu nga xamante ne nii peut-être dañu jàpp ne doom seen réussite ci seen njàmbaate la toll alors que xëy na xale bi mu ngi góorgóorlu kooku tamit bu yàggee mu séddewu ne xaar ma jëm a seet voie bi pour nu ma demee yaa ngi dégg parce que du mool yi rek a dem am na ay commerçant ñi ay taximan et cetera mais daal ci gàttal li ma bëgg a wax réew mi métti goo xamante ne état toujours moom lay interpellé waat ne wax dëgg yàlla nañu créer ay ajustement structurel nit ñi ndaw ñi ci jëm boppam mën a am ci lu ñu jàpp nañu créer waat nañu bàyyi aussi ñi bëgg a def auto emploi ñi nga xam ne ñu ngi créer ay entreprise yu ndaw ñu dimbale leen bàyyi leen ñu samp entreprise yooyu aussi dina tax xale bi nga xamante ne mu ngi doon toog deful dara mooy mu mun a rejoindre entreprise boobu am loo xamante ne dana ko may moom it mu mun a dimbale ay waajuram xëy na bu loolu bëree bu yàggee nen ñii dootuñ ko fi bàyyi dootuñ bàyyi réew mi di dem yaakaar yi fenn bitim réew man de loolu laa yaakaar. merci Souleymane Ndiaye nekkoon sunu di journaliste waaw tey Khat Flow yow yaa ngi ci milieu bi da ko wax musique wax surtout xat ko rap xam nga dafa dañu mos a ñeme dëgg tey est-ce que yow côtoyé nga ci booy yi dem wala est-ce que ñi ci rëcc rescapé yi xam nga ci quelque yoo xam ne toog nga ak ñoom wala am nga ci ay mbokk yoo xam ne jot nga leen a côtoyé ba xam carrément le but du problème. ok waaw noonu la demee nga may ma une minute rek parce que comme ni Paa wax léegi Seydou Fall responsable politique. waaw papa responsable politique bi parce que état bi ñett yoon laa ko wax nag état bi lu war a def d'ailleurs def ko lu war a def carrément bu dee waxante dëgg rek état bi boppam la fi nekkal gis nga suñu njiit yi ñoom seen bopp lañ fi nekk ak seen i mbokk ak seen i poos te lu tax loolu da ngay gis tey imagine toi comme coopérative leen ni mu ko waxee man am naa coopérative boo am na bac plus 5 di bis CI ba terminal la ko papam di fayal. excuse-moi li ngay wax ni état comme man li ma wax. waaw état défendre ma ko. waaw défendre ma état. dëgg la may ne état ngi def lu mu war a def. défendre ma état quoi. loolu dama lay rectifier foofu rek. après continuer quoi. ok mais xam nga tey bu ñu waxee tey bu ñu ne la majeure partie des politiciens. ci état bi lañ bokk. non non maanaam ci ñooñu. benn bi la politicien moom état la quoi. politicien état lañ ko xamee gouvernement la. rappeur ci rap lañ ko xamee. parce que boo nekk na politicien yoo xam ne dañu contre état. y a waaw les gens de l'opposition mais opposition la mais contre ñu ñoo gën a contre opposition moo fi ne ak gouvernement. kooku bu jàppee lu bëgg a jàpp c'est un peu la même chose. bu jàppee lu bëgg a jàpp bu jàppee lu bëgg a jàpp politicien lay doon. et puis foog nga xam lan mooy politique aussi quoi. comprendre nga man selon man li ma xam ci politique mooy da ngay dëkk ci dëkk nekk ci gox gis loo xam ne doxul rafetul yow nga kaas loolu ba loolu am wax dëgg te yàlla rek tax politique maanaam dëgg la quoi tey ku tabax jàkka wala église am gars yi ñëw julli loolu politique bu dëgg la léegi politiciens yi léegi billahi wallahi wa taala dañuy ànd ak yow tey suba ñu bàyyi la bu ñu amee li ñu bëgg ci yow seen pix dañ koy changé seen numéro dañu koy supprimer yor ay 4x4 yor ay oto dañ lay romb fi nga lijjanti mais ñu ngi commencé changé nag gars yi discours boobu ñoom ñu ngi koy dégg. ok ñoom discours bi ñu ngi koy dégg ñu ngi commencé rectifié wu. ñoo koy dégg mais xoolal ba tey ba suba ñu lijjanti loolu léegi nag jeunesse bi ñoo war a conscient léegi nangootuñu changé téléphone. parce que gars yi ñu leen di wax discours boobu. mooy ba tey jeunesse bi ñoo war a conscient ñu ànd ci dëgg ñu dimbaleen te yàlla rek tax te état bi bàyyi xel ne Sénégal la majeure partie ay baadoola lañu waatal ci fin fond bi waatal ci dëkk bi ci route bi ci mbedd bi bàyyi bi yaay wallaay wa taala da ngay gis lu doy waar yow mi yow sa kër yow sa oto
ah xamoo sa sàkku lu muy jar bàyyi xamoo lu gars yi di dund am na ko bu mu feebaree pour mu faju problème la parce que amul moyen mais bu dee hôpital dañu ko sonal ñu bëri dee nañ ci loolu am na doo ko teg si ba pare di taxaw naan ay non jeunesse bi nii déedéet dañuy wax problème bi fu mu ne problème ci gouvernement bi la gouvernement bi nañ bàyyi alal bu ñuy dóor nañ fi tam ay entreprise ku am sa métier mécanicien nga ñu tijjal la entreprise ya nga focus ci li nga bëgg kii rappeur la kii tailleur la kii menuisier la whatever gis nga Sénégal bu ñu defee loolu benn jeune du gën dem kaaw parce que neexul aussi nga nekk kaaw fi nga doon ay 20 ans gisoo sa papa gisoo sa yaay gisoo sa rakk gisoo say mag gisoo say am di jàmm ñu loolu gënaluñu luñ gënal mooy état bi tabaxal ñu ay entreprise jeunesse di ci doo seen waa di ci gis seen bopp kon waa Europe ñoo ñëw Sénégal ñu xam ne Sénégal avancé na mais depuis Senghor ba Macky gisuñu dara man jamono fekk Senghor fekkee ma ko peut-être bon Diouf tuuti laa ci fekkee mais ba tey les mêmes problèmes qui se revient dara demul dara dikkul loolu mooy problème bi léegi jeunesse bi mooy que comme li may wax sànq rek man damay toog ak gars yi parce que ñun ay jeunes lañu quoi nit ki looy wax da nga ko war a xam parce que mën naa ne bu nekkee 100% la 95% ñu ngi ci médias yi toog di wax affaire immigration te xamuñ ci dara te maîtriser wuñ ko maîtriser wuñ situation Sénégal mais wàccuñu gëstu xool gars yi lu ñuy dund lan la bis bu ñu xamee lu ñuy dund rek kon bàyyi da nga naan jeunesse bi demal parce que xam nga carrément lu muy dund lan la métit tartar bëgg liggéey da ngay am liggéey sax pour ñu fay la problème la da lay jaabantaloo tey suba à chaque fois que dégg pour nga am li nga xamante ni yow dañu ko yóbbu sa gaal sax problème lay doon léegi nag problème bi mooy que ñun tey jeunesse amatuñu yaakaar ci Sénégal loolu foog gars yi xam ko amatuñu yaakaar ci gaal seen parce que tey su ma yaakaaree sama micro nga jël sama micro jaay ko fan laa jëm damay am problème lépp boo ko jaayee jeunesse ci lan la ñuy jàpp gouvernement bi fu mu wax leen dëgg ñu jàppale jeunesse bi il est temps dafa jot luy jot na quoi te yàlla rek tax dimbale leen askan bi ba doolay sonn nañu billahi wallahi wa taalaahi des fois da ngay gis jeune boo xam ne day am métier am di liggéey normal mais situation calme li muy dund la pour comprendre nga des fois day am santé benn 1 mois santé bi dox day toogaat benn 3 mois pour gars yi jox ko santé problème la xam nga ku ñu jox santé ki yor 4x4 bi benn gars la ñu ñëw xamul daal jël santé bi encaissé 3 millions fay ba mal liñ franc mais loolu fi nekk da ngay encaissé benn 3 millions man nga fay ma journée 2000 te balaa man jot ci journée boobu man ak yow dañuy doolante ay peer dañuy raak woo téléphone pour nga tama samay 2000 te yaa ngi 3 millions bon loolu mooy problème bi aussi ah jeunesse bi xam nga aussi tamit loolu kon ñu am benn précision bu ndaw xam nga l' état gars yi nee nañ état l' état c' est nous l' état c' est le rappeur l' état c' est l' enseignant l' état c' est le vendeur c' est le commerçant c' est le boucher c' est le piroguier c' est le citoyen mais les politiques c'est ce qui choisissent la politique ceux qui réclament politicien ñoom ñooy dem wàcc ci mbedd bi du ay di dagan baatu askan bi pour falu bu ñu toog nii def nañ tey jii lu tax jeunesse bi mënta baal les politiques ci immigration clandestine da ngay dégg ñu créé ay institutions yoo xam ne yu mel ni par exemple ay HCCT ay CRC yi nga xam ne ay policiers lañ leen doon jox ay 30 millions ci suuf à ce moment tey am na ci ay jeunes yoo xam ni mënuñu faj seen bopp am na ci ay jeunes yoo xam 300 000 lañ soxla pour rek créer benn entreprise bu ñuy dégg loolu kon mënuñu baal loolu politiciens yi kon kam ñu delloo kàddu gi Kabaraw toujours ci méttitu jeunes yi nga xam ni amuñu espoir parce que ñoom dañuy jàpp ne lay politique dañu amoon ginnaaw dañuy ñëwaat bu élection jotewaatee ñu naxar leen ñëwaat jege leen bu ñu amee lu ñu bëgg delluwaat tey looy ñaax ndaw yooyu ak looy wax politiciens yi tey ngir yàlla ak yeneen tur yi ñu jaarale mbir mi si yoon. merci beaucoup Père gis nga njublan boobu ci kaw la tàmbalee quoi di wàcc ci suuf tey jii mënoo boof ci ay milliards yu bari di teg dinu 100 000 francs mooy ñàkk a doylu aussi. oui mooy ñàkk a doylu quoi comprendre nga donc li Heart Flow wax booy yi bu ñu doon liggéey carrément di gis seen bopp ñu leen di fay salaire normal exploité wuñ leen amul njublan amul njuuj njaaj sénégalais yi dañuy toog Sénégal liggéey Sénégal parce que culture wu sénégalais aada wu sénégalais loolu la parce que dafa am ay mag yu baax yu fi jaar donc meññeef boobu noonu day law muy ngay jullit Sénégal ngay musulman ou que ngay chrétien aada boobu noonu culture sénégalais boobu noonu ça touche tout le monde donc tey dañ lay wax ne la nul n'est censé ignorer la loi mais la loi on ne l'enseigne nulle part
jàngaluñ ñu ko fenn tey jii da nga yor sa oto am sa carte grise am sa assurance am sa vignette am toutes les papiers qu'il faut nga génn coy bi bu la bëggee daaneel da lay daaneel mënoo ci dara loolu réalité sénégalais yi ñëpp xam nañ ko léegi gars yi coy yi léegi dañuy patrouille sax ci biir koñ dañ lay fekk ngay dox ci mbedd bi ñu arrêté la xam nga kërëb sonal la bu dee da nga yor lu ñuy tere nga teganteeg ñoom dil xam nga ñu bàyyi la këccët la xam nga di la laaj sax ay Orange Money xam nga loolu dafa jéggi dayoo te loolu état Sénégal waaw lu ñuy gis la non lu hood boy yi di rencontrer la lu ghetto boy yi di dund la comprendre nga donc nag ñooy ñi am problème seen gàlle ñooñu noonu ñoom ngay jiiñ ne que xoolal dañoo yàkkamti wala dañoo foqale mais non dañoo am lu ñu war a faj te mënuñu ko faj te ñu koy gis quoi te ñu koy gis chaque jour every night and day ñu koy dundoo boo ndekkee doo añ boo añee doo reer wala si li ngay añ si ngay tibb reer mais loolu mooy laay fu Sénégal ba léegi nii reer nga wala ñuy débrouiller wu donc il faut que état wu Sénégal père de grâce pour les politiciens s'il vous plaît de grâce mais soutenez la jeunesse s'il vous plaît soutenez la jeunesse parce que xoolal jeunesse bi ngeen am du jeunesse bu réew de non jeunesse bu yaru la billaay wala jeunesse sénégalais dañoo yaru muy catholique muy musulman dañoo yaru ñoom ñëpp ci ndigal la ñuy wéy tey ji xalif bu wax ñi dañ koy respecté chrétien bi bu ñu waxee ñëpp dañ koy respecté kon donc gouvernement nga ñëw am population bu mel noonu donc vraiment pour nga defar sa dëkk non loolu jafewul quoi franchement quoi loolu jafewul quoi ñun on demande pas gros ñun nañu am rek lu ndaw loo xamante ne mën nañ ci suturlu comprendre nga bu ñu amee suñu soxla si on a nos besoins ñu làmb suñu poche ñu faj ko et c'est possible quoi pourquoi pas tey jii àll bi fi nekk àll bi fi nekk yëpp mbay mi mais nañu exploiter loolu état bi subventionné mbay mi subventionné géej gi jox ko sénégalais yi ñu liggéey jeunes yi liggéey mais donc c'est quoi le problème en fait il change ici mais ñun président tey jii fi mu dëkk Fatick ji mu dem Fatick lan moo fa am Fatick ban industrie moo fa am lu dul dawal Jakarta lan moo fa am amul dara amul fenn foo xamante ni jeunes yi mën nañ fa dem daan seen doole ne tey kat su ma demee fii kat xëy dinañ ma jël mais amu fa fi président bi dëkk te këram dafa rafet kër googu noonu ñaata milliards la fa def ou bien ñaata millions donc kër googu noonu mënoon na ci defar benn affaire bu rafet boo xamante ne que wala lu baax loo xamante ne que jeunes yi nekk foofu noonu dinañ fa mën a xëy di daan seen doole di ci gis seen bopp affaire bi loolu la quoi mais nekkul ne que ñoom ñuy enrichir rek bàyyi peuple sénégalais bi quoi ba peuple bi man bokk naa si ñi àndoon nag Macky Sall avant ñu koy fal pour dem Fongolemi ginnaaw Fongolemi benn dëkk bu ñuy wax Toumania maa ngi àndoon nag secrétaire général bëgg-bëgg askan wi Pa Faly Niakasso gaañu na ndeysaan paix à son âme quoi maa ngi koy si gindigaale ñoo àndoon ci malinke yi parce que pa boobu malinke la woon mais père ñooñu amuñu sax boutique foofu jeunes yi amuñu sax boutique Fongolemi la ñuy dem ci luuma Fongolemi par mercredi la ñuy dem pour mun a am loo xamante ne moom la ñuy dundee foofu à 2 kilomètres de la Guinée de la frontière Guinée quand on y allait on avait un problème parce que on avait un pick-up mais xoolal problème énorme boo xamante ne la parce que y a pas de chemin c'est des montagnes faut cascader ci kaw ay xeer ngay jaar ba yegg amul hôpital amul dara te ci ay jeunes la laa fa fekk comme samay morom. nga wax ko ci caméra. non si comme samay morom ma xam ne que vraiment man tey jii boo ma bëggoon yóbbu foofu noonu ma dëkk fa dund fa franchement dina métti ci man. ba pare ñu ne Sénégal émergent. ñu ne Sénégal émergent tey jii nii xaw ma ndax président def nga ko wala defoo ko mais franchement man tey jii nii su ma amoon xaalis man ñooñu man dinaa dem dimbale leen quoi. parce que dañ fa def promesse. ma ànd ak Pa Faly Niakasso ñu dem foofu ñu def fa promesse pa bi woo dajale village bi yëpp ñëpp ñëw ñu def fa ay promesse jëndal leen ceeb jëndal leen diwlin affaire yooyu ñoo dem Fongolemi jënd ko yëpp ko ci pick-up bi yóbbul leen ko. mais mbaar mi gars yi attaqué guñ leen fii. non mbaar mi attaqué guñ ñu parce que mbaar mi non ñun xoolal lu leer la ñuy def. ñun lu légal la ñuy def parce que
dañuy lijjanti ay këyit teg ko ci norme comprendre nga ut ay këyit mbaar mi bien structuré administrativement parce que loolu mooy doxal dëkk comprendre nga ñuy fay suñuy impôt normal mais li ñu bëgg mooy aussi tamit bu ñuy fay suñuy impôt normal di def li état wax donc tamit ñu normal ak ñun ñu may ñu jàmm voilà ñu non même bu ñu soutenirul ñoom la comprendre nga mais nañ ñu bàyyeeg suñuy moyen parce que ñun on ose faire dimbale wuñ ñu voilà lii yëpp ñoom defuñu ko fi ñun ñoo ko fi defal suñu bopp kon donc ñoom dimbale wuñ ñu donc buñ gisee ay jeunes yuy def dañ leen war a pousse il faut les aider il faut les encourager c'est des jeunes du pays des bons citoyens au moins ils ont leur idée ils ont pensé ils ont réfléchi nekk ñu fi nekk ci dugg ci ay yeneen ay tuuxi doona tu vois donc ñu ngi bëgg a émerger indi benn évolution kon donc ces jeunes là il faut les encourager de grâce le gouvernement réfléchissez bien tu vois à la jeunesse quoi parce que jeunesse bi mooy priorité bi jeunesse bi mooy priorité bi le Sénégal c'est un pays jeune ñun on n'est pas comme les Européens yi nga xam ne ay paa yu màgget la ñu am ay 90 ans 100 ans et quelques nous génération bi fii nii 60 ans 70 ans ñoo fi nekk donc on est encore jeune ñi fi gën a mag ay 60 ans 70 ans la donc on n'est pas une population vieille donc l'espoir est là donc nañ ko dundal gouvernement bi de grâce faites ce qu'il faut pour aider les jeunes parce qu'on en a besoin on est dans notre pays waruñu ñee tubaab waruñu leen ñee ëppuñ ñu xam-xam suñuy professeur ñoo fi jóge dem tubaab bi di leen jàngal tey jii nii bu Europe baaxee c'est grâce à l'Afrique c'est grâce aux Noirs mais donc pourquoi ñu bëgg a daaneel der bu ñuul pourquoi ñu bëgg a xeeb askan wi pour lan bëgg a jël Europe teg ko fan ndax lan ndax gouvernement bi dañuy xañ ay visa xam nga ah di ñu ko jaay lu cher on n'a pas les moyens mais pourquoi jusqu'à quand sacrifier jeunesse bi ñuy dugg ci loo xam ne tey jii da ngay liggéey normal dem déposer sa visa am say këyit normal duñ la may amul foog nga génnee xaalis foog nga njuuj njaaj mais pourquoi tubaab bi bëgg a ñëw di ñëwee nu mu ko neexee ñun bu ñu bëggee dugg foofu noonu mu nekk problème te nga jaar ci kii normal yi voie normale yëpp nekk un citoyen normal demoo prison jaayoo dorog rayoo nit ngay liggéey sa dëkk mais war ci mën a gis sa bopp maa ngi jégalu ak sa am na solo toujours mu nekkoon Kaporaw toujours mbaar mu musique waaw suñu dernier tour de table ndax 3 minutes moo ñu dese léegi ñu ngi koy tëjee ak la solution père en tant que politicien lan yow tey bu la président woowoon tey pour nga xelal ko ne pour ndaw yi lan nga mën a xelal tey président loo xam ne lu efficace loo xam ne tey bu ko defee wax ma ndaw yëpp de mais 75% de la jeunesse dañ liggéey. waaw loolu moom lu yomb la rek xale yi pour ñu liggéey da ngay dégager benn fonds bu dëgër pour la jeunesse mu am suivi parce que Sénégal lu ko yàq mooy y a trop de tapale comme ni ma koy waxee rek xaalis boobu it bés boo ko fi génne woon moo tax sànq nee na la génération bi defar Sénégal yu doogul xaalis boobu loolu bés bu président yi dégagé woon des milliards et des milliards ñu ne ça c'est pour la jeunesse danañ ko tappale ba loolu du amati benn njëriñ c'est-à-dire que xaw ma loolu si suñu éducation la xaw ma suñu deret la nekk ñun Sénégalais dañoo compliqué ah la population sénégalaise ñoo mënul gérer seen bopp état mënul leen gérer mais population mënul gérer seen bopp parce que soo fi dégager des milliards di nga gis ministre bu jël waa këram rek lay jox ah voilà nga gis kooku ñëw indi ay nitam waa këram rek lay jox duñu seet ña koy yelloo jox leen donc c'est très difficile mais quand même il faut toujours essayer génneel ay milliards jéem a seet naka ngay organiser la jeunesse pour ñu toog man encouragé wu ma jaar ci géej gi du ma ko mus a encouragé c'est illégal c'est trop risqué du ma ko mus a encouragé loolu kooku moom dama ko tourné loolu du lu légal du lu baax voilà mais war nañ mën a trouver yeneen moyen pour que jeunesse bi mën a toog war nañ génne des milliards jox ko jeunesse bi ñoo xam comme ni ñu ko defee DER bi sax dafa des lu bëri DER bi dafa des parce que ña ko yelloo mënul yegg ci ñoom bon parce que moom kooku peut-être le gouvernement moo xam ni muy gérer DER mais DER moom vraiment comme ni ma ko waxee la rek
ña fa nekk seen i mbokk lañ koy jox ña leen jege rek APR ñooy am moo fi nekk ba ci joxewum ceeb bi da ngay gis fii bi ñuy joxe ceeb bi ci pandémie bi APR a doon am mais loolu nag dafa yàgg ci état Sénégal dafa yàgg ci état Sénégal mais loolu politicien yi la. mais réew mi si ñoom. dama la bëgg a xamal ni déglu ma dama la bëgg a xamal ni population yi seen bopp fii ci biir quartier yi fii sax ceeb bi dañ ciy toppale ñoom ñëpp gis nañ fi ay kër yi nga xamante ni ay 10 saawu fay dugg ay benn kër du am pour te dire ni dafa am fii ñun dafa am lu ñu yàq quoi te loolu kenn mënu ko expliquer dafa am lu nekk Sénégal lu doy waar moo tax man souvent dama naan un dictateur moo mën a yore Sénégal. merci beaucoup Seydou Fall di responsable politique moom toujours dafa insisté waat ci les comportements. suñu jikko. c'est ça waaw te moom nee na génération bi war a defar Sénégal bi dooguñ léegi tey kii Souleymane Ndiaye ñu jox la nga jeexal sa léegi tey nee nañ tey président li rattaché na beneen structure pour financer ndaw yi. am na yeneen yu fi tegoon office jaar na fi ANPJ jaar na fi ADPA jaar na fi mais nee na léegi moom moo koy gérer boppam mu nga présidence si ci li nga jox en tant que journaliste ci li nga ci jot a xam est-ce que loolu andi na solution ak aussi yow en tant que journaliste lan nga doon conseil président ak xale yi tey jii. voilà 30 secondes rek. voilà donc li ñuy sàkku mooy que na nekk structure boo xamante ne nii li Sénégalais yi doon xaar moom nañ ko gis c'est-à-dire mu am maanaam mu nekk structure boo xam ne day nekk à la hauteur des attentes des Sénégalais li gars yi doon xaar ci moom parce que tamit créer fi ay structure ne juste pour jafe-jafe yi comme xale yi nekk nañ dans la précarité nañ jéem a créer benn structure boo xam ne nii mën na tax situation bi wàññeeku mais buñ ko jëlee def ko comme ni ko grand Seydou waxee léegi mu am népotisme am clientélisme politique am appartenance politique aussi du am benn njëriñ donc day am ñoo xam ne il y aura toujours ce qu'on appelle une discrimination maanaam ñii am ñii amul te loolu newul loo xam ne loolu moom lañ ci doon xaar parce que ñi dem ci ndox mi mooy ñi nekk dans le désarroi ñi nekk ci jafe-jafe yi ñooy dem donc su fekkee ne affaire bi dañuy créer beneen structure ba pare ñu jëlaat ñi nga xam ne nii jege nañ comme ni ñu ko waxee jege nañ waa ji wala ñooñu ay relation ay considération politique moo tax ñu jox leen ko boobaa aussi la situation demeure la situation va demeurer là où elle était fa mu nekkoon lay nekkaat donc te loolu daal li ñu wax ne état comme moo ko wax na fexe joindre l'acte à la parole nam ko waxee mu defee ko noonu bu ko deful tamit nit ñi dinañ toogaat ci plateau yi waxtaane ko donc loolu daal la amul lu ma wax. merci Khat Flow tey looy dénk ndaw ñi ak looy dénk tey autorité yi ñuy dénk réew mi waaw en 30 secondes rek. yesaay noonu la demee mooy lañ jiitu ci suñu njiit yi rek quoi parce que lépp njiit la rek quoi li ci kaw bu baaxee ci suuf day baax li ci kaw bu bonee ci suuf day baax day bon foog nga xam loolu léegi suñu njiit yi te yàlla rek tax nañu dimbali quoi léegi bu ñu dimbalee ak bu ñu dimbali léegi ñun askan bi ñun baadoole yi ñu jëm dimbalante mooy kooku réew maa ngi ci koñ maa ngi takkale mu xam ne boo bi ko su ma ko joxee 10 000 mën na investir ma jox ma 10 000 jàppale te yàlla tax mu investir liggéey borom doole yi ñu ngi ci koñ yi dañu jàppale te yàlla rek tax mbokk yi jàppale mbokk yi ku mën a jàppale sa morom jàppale sa morom quoi jeunesse bi nag bon en fait ñu xam ne métti na tar na quoi te solution mënoo ko joxe mënoo la wax bu leen dem parce que gisoo yow lu la doy man gisaguma lu ma doy bu gisee lu ñu doy nag day nag bu kenn génn Sénégal ñëpp toog mais fekk moo ngi dund lii booy dañuy génn dem te neexut a wax tamit quoi sëriñ bi neexul wax joxe solution mooy lan mooy instant yi na état bi jàppale jeunesse bi ñu teg suñu bët ressources yi gars yi jaayoon yëpp ñu indiwaat ko gars yi yëpp ñu ñëwaat géej gi ñu jaayoon ko lépp tout cela étudiants yi am bac jox leen liggéey ku nekk fi nga nekk ñu jàppale la affaire mën a am mën a avancé fekk loolu amul booy tey lañ gën a mën a dem tey booy demoon ñu di wax ne koo ci taalu micro mu ne su ma la gisoon gaal tey damay dem parce que moom gëmul ne situation dina changé te dañoo war a gëm ne nag situation mën na changé te mën na nekk ñu dimbale ñun suñu biir quoi état bu ñëwee baax na bu ñëwul baax na ñu dimbalante quoi sama gars yi maa ngi leen si état bi jeunesse bi tamit aussi nañ gëm seen bopp xam ne jeune moo yor réew ndaw mooy tabax réew mais dafa am nu ñu ko war a tabaxee fondement bi dafa war a dëgër mais heureusement ñun suñu fondement dëgërul parce que ñun suñu njiit yi ñoo dëgërul moo tax loolu ci tabax day daanuwaat ñun nag bon yàlla baax na daal xëy na bientôt fekk jëmi jamono rek Sénégal mën na avancer te mën na changer te mën na nekk gëm naa loolu quoi da gars yi gëm seen bopp rek
one day kan day xapul sa goon. ñu jeexal ak Kaparo moom ci biir waxam sax da ngay xam ne kii bëgg jeunesse am la moom jaraloon na ko dem fi fin fond Sénégal ànd ak président kon ñàkkul lu mu xam ci biir réew mi ah doon na yëngatu ci doon ànd ak ay politiciens tey Kaparo tey lan ngay ñaax am day métti na carrément ku ne méttiwul ku ne moom doo nit métti na mais tey lan ngay dénk sa jeunesse ak lan ngay ñaax sa autorité yi rek yan solution lañ mën a teg tey jii rek jaar fa booy mën a ne am apaisement toog ci réew mi xam nga bu raay bi mën ko dox à 100% aussi ñu am tuuti daal stabilité tuuti. waaw non mais noonu la demee loolu xoolal c'est simple man pour man parce que pour man lenn rek la mooy exploitation bi nañ ko bàyyi gars yi fi ñuy liggéeyee nañ fa gis seen bopp nañu gis seen bopp ci réew mi ñu bàyyi exploitation bi ah booy yi di fayeeku normal ñu utal leen ay bulletins de salaire ah utal leen IPRES ah utal ñu am ay retraite nga wàññi affaire yi wàññi ceeb bi wàññi diwlin bi mën na nekk ku feebar faju ah njàng mi mais loolu la wàññil salaire u ministre yi wàññi yow sa salaire yow président comprendre nga jël xaalis boobu noonu delloo ko ci askan bi delloo ko ci jeunesse bi delloo ko ci ghetto boy yi delloo ko ci ñi dëkk ci mbënd mi ils en ont besoin yow fayoo luyaas say gouvernement fayuñu luyaas jënduñu lekk jënduñu naan jënduñu essence jënduñu dara ils payent rien et on leur paye combien des millions yow mi nga xamante ne yaa ngi sonn fii nii lu ne nga daj ko subaak ngoon guddeeg bëccëg tu travailles ci benn boîte naar ah naar bi di la exploité ah état wu Sénégal c'est état wu dëkk di ko dooleel mais pour lan pour quelle raison wala benn tubaab ñëw fële na li signé ak contrat état bi nga ñëw di ko liggéeyal mu lay exploité di la jaay doole nga wax mu dàq la doo am fenn foo ko jooyee mais il faut que état wu Sénégal jóg ci loolu rek mooy solution bi booy il faut que ñu am cafka wu Sénégal bu njëkk ba di lekk ceeb buy niin gars yi di ko diwoo comprendre nga non si père njublang bi ngay wax ci ceeb beeg affaire yooyu noonu mais parce que gars yi jaarale wuñ ko ci yoon affaire bi du ay jël saako ceeb jox kii jox kële saako ceeb yi ngay wàññil prix bi mais wàññil prix bi 13000 lay jar def ko junni ñëppay am ñëpp a koy jënd mais nga yombal xaalis bi ci dëkk bi xaalis bi circuler nga bàyyi jeunes innocents yi ngay jàpp di tëj ci jeel bi pour rien du tout àll bi nga defar ko booy yi dem bàyyi prisonniers yi nga tëj jeel yëpp a fees mais nga def yeneen i prison booy yi dem bàyyi ji ah mais loolu la mais jàpp ay nit rek ci prison tëj leen fa nii mooy loolu amul benn njëriñ amuñu benn après lu leen may sur la société ak société sénégalaise ni mu mel mais donc boo yooyu noonu yóbbu leen ñu dem liggéeyi bàyyi nga xam ne bu ñu génnee dinañ amaat beneen seconde chance bu ñu mën a rattraper woo ci biir population bi mën ci génn c'est simple quoi c'est pas diable quoi pour man Sénégal pour defar ko non lu yomb la. te ñu bàyyi benn affaire la defar dëkk bi bàyyi waa dëkk bi. bàyyi waa dëkk bi mooy loolu Sénégal ñoo defar dëkk bi. bàyyi waa dëkk bi mais xoolal Flo mën nañuy defar dëkk bi di defar waa dëkk bi parce que waa dëkk bi ci boppam ñoo war a defar dëkk bi. exactement waa dëkk bi bu ñuy fay impôt waa dëkk bi bu ñu leen di fay normal seeni salaire normal di leen dagg impôt normal comprendre nga ñuy facture yi ñu koy fay normal loolu la ñuy jël di defar dëkk bi Europe tey loolu la lu tax ñu naan dund Europe dafa cher location kër gi sax état daf ciy am wàll da ngay jënd sa kër tabax ko ba pare di fay ndax kër googu noonu rek fi mu positionné wu noonu da nga koy fay ay taxe la loolu moo lay dimbale ba après tey jii boo demee sax ba liggéeyoo ci état wu européen nga mun a sax di fayeeku ñu lay jox dara seen RSA pour mën la dimbale le temps que ngay amaat liggéey mais état wu Sénégal mën na loolu Europe moo ñu ëpp ñooñu ay 40 millions et quelque la ñu ñun on est juste 16 millions mais donc am nañ pétrole te ñoom amuñu pétrole ñun am nañ gaz te ñoom amuñu gaz am nañ suuf si oru Sabadola bi mais nañ ñu ci dimbalee ngir yàlla jeunes yi gis seen bopp ci réew mi quoi c'est pas diable ñun laajuñu la nga dem wàcceel ñu jant bi wala weer bi mais nañu am fu ñuy ñaq daan suñu doole xoolal di mën ci génn maam
loolu lañ soxla. waaw xaaral ma yokk ci tuuti rek ci wax comme ni ngeen koy waxee rek dem Europe dëgg la Europe lu moroom Afrique ku fa dem góorgóorlu mën nga am loo fa jëlee mais il faut que tamit ñu jéem fa dem légalement man mii di wax ak yow j'ai vécu en Europe gis naa la différence. père maa ngi jéggalu légalement mënu fi am. waaye mani légalement moo fi amul. adduna nag dañ ko war a légaliser. père légalement moo fi amul dañ ko war a légaliser. mais légal mooy légal xanaa du këy. légal xanaa du këy. légalement mën na nekk mais noonu la dem mais légal xanaa du këy. fii mais da ngay yóbbu say këyit yu légal ñu bañ. yeneen pays maanaam corruption bi dafa bari. loolu la ko wax. non man je sais que corruption dafa bari. am na ñoo xam ne dem nañ ci gaal gi. am na ñoo xam ne dem nañ ci gaal gi. am nañu moyen dem dagg billet. mais dañoo dem ambassade ñu refusé leen. ak frais de dossier mais dégg nga li ma la wax. waaw merci beaucoup frais de dossier. mais fu muy dugg su frais de dossier wu ambassade fan lay dugg. te ñaata personnes ñuy demande visa. la vérité quoi. man damay sensibiliser la jeunesse. pour ñu bañ ci jaar ci ndox mi. fii nañu jéem a wut ay yoon yu légal. parce que ay citoyen lañ ay nit lañ. dañu war a toog légal. wax ji xam nga lan la mooy ne leen dem leen fële bu ngeen demee fee di ngeen liggéey. dem leen fee bu ngeen fa yeggee xoolal bu ngeen liggéey di ngeen gis seen bopp ci réew mi. loolu la bëgg état doxalul ba mën a téye jeunes yi mais la jeunesse aussi nañ conscience c'est des citoyens. ñoom ñooy avenir du Sénégal. nañ jéem a dox la légalité quoi. man c'est ça. ok père légal amu fi ñoo ngi jéggalu quoi. am na non légal amul. yàlla yow yaa wax légal rek mais légal amul. Sénégal def lu nekk fii. père yow tamit. après li fi jàll. ok après li fi jàll. yaakaar naa ki bu ko askan bi ñu koy seetaan. ak président de la république. man damay wax ne la personne de Macky Sall ne nous intéresse pas. la personne de Macky Sall en tant que président. loolu moo ñu intéressé. parce que moom la ñu yëkkati suñu xaalis. suñu éducation suñu santé. suñuy économie suñuy koom-koom. jox ko. moom moo wër Sénégal. ni daa soxla ay voix. moom waru man tey jii ceeb bi Bambey googu fekk bañ koy séddale Bambey la ma fekk. dem nañ ba ñu kër gu am fonctionnaire. doo am ci ceeb bi te gis naa ci kër goo xam ne benn professeur université moo ci nekk te dugg naa ci kër gi plus de 20 personnes wëj waa ji moo leen dundal discrimination boobu moo la baaxul. yenn institution budgétivore yi loolu président loolu nga fi war a dindi. ñii ànd ak yow dañ lay nax ci kàmb ngay jëm. surtout il faut insister les institutions budgétivores. institution budgétivore yi bu ñu ko mënee wàññi. éliminer ko sax moom moo gën. milliards yooyu dem ci jeunesse bi. parce que politiciens yooyu wax dëgg yàlla nag ñoom it dañoo war a xam ne ni seen jarbaat yi tekkee seen doom yi tekkee ko ñeneen ñi tamit seen doom yi noonu lañu war a tekkee. le Sénégal c'est pour tout le monde. waaw ñu nekkoon mbaar mi musique seen émission quelle est la solution àndoon ceeg Seydou Fall responsable politique àndoon ceeg Souleymane Ndiaye journaliste ànd nañ cee Khat Flow di rappeur ànd nañ cee Kaparaw di rappeur ñi di rappeur aussi ñu ngi remercier suñu technicien kii la di leen jox dig daje ba beneen yoon yaa ngeen jëf.